jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu moom mooy soog a jot ci njolloor bi li gën a fës ci xibaar yi fas yéene ko faram-fàccee bokk na ci nag lu jëm ci wàllu mbas mi gën di law tey yi nag junni ak ñeent fukki nit ak benn ñoom ñoo ci coronavirus juróom-ñett nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñi koy am di gën di yokk ba léegi dañ def taxaw bu yaatu ci biir xibaar yi lay doon ba tey ci wàllu xibaar lañ fas yéene faram-fàccee ci wàllu woowu sax ndax war nañ def télétravail wala déet loolu nag laaj nañ ko syndicaliste yi ñu jox ci seen xalaat ci bitim réew ab embarcation bu defal ay migrants nag moom moo suux fi mu toll nii ñeent fukki ak juróom ñoo ca nekkoon tey ci suuf àjjuma ji nag la ñuy suul président bi nekkoon fii nga xam ne moo nekk nag ca Haïti di Jovenel Moïse tey jii lañ koy jébbal boromam. ci wàllu Jeux olympiques la ñuy wax ginnaaw bañ ko nag daaxee at tey ji lay dooraat Jeux olympiques yi 32e édition bi ñaari téeméer délégation ak ñeent fukk ak juróom benn ñoom ñoo défilé waaye nag amul public Sénégal na suba la ñu door jongante yi muy Binta Ndong ci wàllu escrime ak tamit Ibrahima Diaw ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci wàllu tennis de table suba la ñu door nag wàllu compétition yi xibaaru culture ak Amadou Moustapha Dieng revue de presse Adja Ndeye Mariam Ndiaye mooy ndar képp xibaar yi Assane Thioune moo nekk ci wàllu xarala. El Hadj Malick Ndiaye ci bopp xibaar ak tamit li jëm ci wàllu mbas mi ak li nga bu jëm ci wàllu mbas yokk yi mu yokk nag di gën di law ba léegi nii tey ji nag téeméer nit juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan junni ak ñeent fukk ak nit ak benn am ko lañ ñu wàññi tey ji nag 24 heures yu ñu génn am na ci yu bëri nag yoo xam ne ci wàllante bi la jógee juróom-ñett nag tey ji tamit lu toll ci rek fukki junni nit nag ñoom nañuy faj nag ci traitement ñeent fukki ak ñett nag ay cas grave lañ ci juróomi fan yi ñu génn nag ñeent fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan liñ ci ànd ak kii di Adja Issaña. juróom-ñetti nit ñoom ñoo faatu ci mbas bi am junni ak ñeent fukk ak benn ñi ko amee yees ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñetti test yu ñu daal di amal ñu jàpp nag ne mbas bi mi ngi wéy di gën a law am juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoo xam ne dañ leen ko wàll te xamuñu fuñ ko jëlee te ñu jàpp ne daal na mu tëddee rek la daan tëddee Dakar moom moo ci ëppale jiitu yeneen gox yi ndaxte Dakar fan bi ñu weesu rek am na juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn yoo xam ne ay cas communautaire lañ fanweer ak juróom-ñett ca Ndar fanweer ak juróom ca Thiès ñaar fukk ak ñeent ca Touba fukk ak juróom-ñett ca Tivaouane ay cas communautaire ñu nemmeeku ko li ko dalee Fatick jàpp Ranérou gannaaw ba ñu tabaskee ba noppi jamono yi ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar tëdd ñu leen di faj jege na fukki junni doomu aadama am na ñeen fukk ak ñett yoo xam ne ñoom ay cas grave lañ ña nga leen faj ca réanimation fu mu nekk nii ñi nga xam ne dañu feebar bëri na loolu waaye nag ñi nga xam ne ñooy cas contact yi amee symptôme ñoom dong la ñuy testé la ca ëpp ca cas yi ñoom ñi ngi leen bàyyi seen kër di leen fa faj loolu nag nekk loo xam ne dafa tiital ñu seen xel màcc ci wàllu faj fi nga xam ne moom mooy Ndakaaru ndaxte dañu jàpp ne li ëpp ci cas communautaire yi ci Dakar la te Dakar la ñu nemmeeku ne nit yi nañu dëkkee dafa xat di dankaloo ci biir kaar yi waaye tamit ci marché yi te gis nañ ne amul benn matuwaay bu ñu jël ci juróom fan yi dong ñu weesu ñeent fukki nit ak ñeent faatu nañ ci am ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom cas yu bees yoo xam ne daal di nañ koy nemmeeku mbir bi mel ni dafa tàmbali di gën a law saa yi suñu defee ay test autorité sanitaire yi ñoom ñi ngi laaj askan wi ñu sàmmanteeg li nga xam ne moom mooy mesure barrière yi waaye dafa mel ni des na lu bëri li jëm ci wàllu ñàkk bi des na lu bëri ndaxte dañu gis ne nañ koy defee xaw na daal di yéex te li ko waral bokk na ci li vaccin yi ñàkkoon fan yi ñu weesu. Adja Issaña ministre bi njëkk wàllu paj gi di wax ne nag tey jii junni ak juróom-benn téeméer ñaar fukk juróom-ñeent ñoom ñoo ñàkku démb ci jeudi ji boo ko xaymaa nekk 622 1940 ñoom ñoo ñàkk ba yëfi dooree ba léegi ministre bi ñu dénk sax wàllu paj gi nag ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ne amal tey jii nag lancement vaccination Johnson & Johnson cérémonie di am ca Philippe Maguilène Senghor loolu nag dina am door na ca midi bi dañ ci dellusiwaat ak kii di Babacar Samb ñu des ba tey ci wàllu mbas mi yokk nga xam ne yokk na ko te waaw na fi mu toll ñu ngi jóg waajal tam am nañ nag fukki nit ak juróom benn yoo xam ne am nañ ko juróom-ñett yoo xam ne am nañ ko loolu nag ci wàllante bi lañ jëlee foofu nag gis nañu bëri nag sàmmante wuñ ak mesure barrières yi loolu te sax bëgg-bëggu xalif bi dañ ci ànd ak kii di Babacar Sow ñetteelu sumb coronavirus Tivaouane fit yi tàmbale nañoo dem suñu nemmeekoo ni tey jii fukki nit ak juróom-ñett la feebar bi dal seen kaw donte sax béréb yi nga xamee ni doomu aadama yi dañ fiy dajee rawatina ci jàkk yeeg jumaa yi dañu upp ràpp ci première vague ba nga xamee ni Serigne Babacar Sy Mansour waxoon na ni bu benn béréb bu nit di dajee ubbi waat première vague boobee nga xam ni sax ci la waxee woon li ni mel ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan ci coronavirus yi ci diwaanu Tivaouane ñu gis ne chiffres yi ñu ngi yéeg juróomi nit dong la ñu nemmeekoon def na lu toll ci ñeenti fan balaa ñuy
ñuy tabaski waaye day fukki nit ak juróom-ñett lim boo xam ni bii jaaxal na lool kilifa yi ngànk ndogal ci wàllu waa kër docteur ñoom ñooñu nga xam ni mosuñoo noppi di ñaax askan wi ci ñu saytu lépp loo xam ne nii jëm na ci digle waa kër docteur Tivaouane dëkk la bu nga xamee ni nemmekuwuñu fi benn yoon santaane booba nga xam ni waa kër docteur def na ko ginnaaw bu nga xamee ni des na ay bés dong ñu ñëw ci wàllum tabaski ci marché yi daral yi donte sax waaye takk der yi ñu ngi doon jàmmarloog borom jakarta ak ñu yor ndaamar yi waaye day takkub masque ak dandante bi rawatina jëfandikoo gel nemmekuwuñu ko woon benn yoon ci dëkk bi tey nag ñu yeewu am lu toll ci fukki cas ak juróom-ñett di lim boo xam ni mel na ni dara xewul ndaxte fukki nit yoo wàññi ci biir dëkk bi ñaar wala ñett dong ñoo ci takk masque ginnaaw bu ñu defee tukkib nemmeeku ci gaaru Thiès foofee tam lu nu mel lañu seetlu gis nañu daal lii di cas communautaire yi fas yéene na wëy ndaxte nit ñi kenn takku fi masque waa service d'hygiène ñoom ci département bi suñ sukkandikoo ci kilifa gi nee na daal taxaw nañu tembe ngir lëkkaloog ñi yore wàllum waa kër docteur fii léegi tey wala ëllëg ñu daal di wër dëkk bi ngir mën a pomper lenn ci yi nga xamee ni fa la doomu aadama yi tasee rawatina ci marché bi ak gaaru Thiès Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow ñu wax ci mbas mi gën di yokk ba léegi ci wàllu kaw Covid yi ak tamit njaboot gu ci bëri nag ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu sensibilisation rek gis nañu am na affiche yoo xam ne nag amoon na yuñ doon def ngir rek gën maanaam nag wax nit ñi solo feebar si waaye jàpp na nag ak vacances scolaires yi am daf mel ni nag yooyu yëpp dañ koo teg ci suuf dañ ci ànd ak kii di Josette Kali du ñàkk ñu dellusi ñu ànd ci ak Josette bi ak Kali. ay nataal yuy wone nit ku amee feebaru Covid nu muy mel wala yenn yu ñu bind takk leen seen masque wala ya ca des ñu def ci protégez-vous et protégez la communauté loolee mooy li ñuy gis ci buntu ci ay kër yu bare ca Jëppal Derklé ca famille ñaam moom ñoom dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci liilee ba nit ñi mën ko wàcc woow bi mbas mi ñëwee ñu dégg ko première vague bi ñu ne ku nekk na nga protéger sa waa kër protéger sa bopp si la ñu jógee ñuy joxe nag kii yi affiche yi ñu jël si waa kër gi xale yi affiche ko si mbedd mi ba pare nag di ko appliquer man déjà 3e la mère bi 3e la xam nga ñooñu déjà pour protéger leen xale yi ñooñu mën a protéger ndax xale yi dem di indi avec ça bu ñu xale yi indilee yëf yi suñu kaw lay dal fekk ñun presque pare nañ ba pare bu la Covid bi dee bu amulee ko la soin yi war da ngay dem. ginnaaw bañ ko dindee woon ci lu yàggul dara gel yi lavoir ak saabu yi dinañ leen delloosiwaat ci buntu kër gi te liggéey googee ngir nit ñi bàyyi si xel dinañ ko dénk ab ndaw. mais ñu ngi koy wàcc def suñu eau de gel comme nañu defoon le passé parce que tamit yëf yi du pour kenn rek pour ñëpp la doo xaar ñu naan docteur naan laan takkal masque raxas sa loxo fi mu ne daal ñu ngi si jub nañu réunion en famille jàngewu moom la ñu délégué woon il a 14 ans moom la ñu te waxoon na ko à chaque fois comme que demoo fenn na nga toog kuy dugg si kër gi na raxas ku fiy dugg mu def ko nag moom nag vraiment sawar si ni kaawu Covid 19 yi di yokkoo bu baax a baax tax na ba Khady Wade Niang moom di sakku ñu tàmbalee yeete gi ci biir kër yi ci jamono wu bëri yi lay fii ci famille yi ci kër yi lañ ko war a defee kër bu nekk père de famille bu nekk ñu jël seen famille teg leen na leen feebar bi nii la demee ak nii ku génn na nga raxasu ku génn na nga takk masque ku dugg na nga raxasu balaa ngay toog. 19 yi loolee tax sax ñu jël. mu nekkoon kii di Josette Biagui Kali yokk gu nga xam ne nag yëf yi yokk na ko jaaxal na bu baax baax ñi nga xam ne rek ñu Babacar Samb. solution yi nga xam ne entreprise yi ñu ngi koy envisager def nañ ko sax ci première vague bi ak deuxième vague. donc nekkatul lu bees ci solution yi nga xam ne Covid bi imposé nañu ko au plan national et au plan international li ci nekk rek mooy du loo réflexion bi lancé dañ bal waxtaan boobu ci yenn forme liggéey te waxtaan yi nga xam ne wala na doté de connexion ou bien bu ñu am mën a accompagner ci biir rémunération yi nga xam ne boo toogee sa kër di liggéey moo ñu permettre ñu koy dépasser ci jaaykat nag am nañ ci xalaat teel a dañ ci ànd ak kii di Abdoulaye Diop. waaw Ismaïla. ñoo ngi ko fekk ci biir ay xaram mu yor bale bi di nettoyer moom mi ngi ñuy leeral lan moo waral daralam boobu bëri ay xar yu jarul. maa nga jëloon Tchad Niger Mali indi ko mais am na yu mag ak yu yomb am nga ku nekk sa doole la waaw yeneen yi tamit ay aras yu yar élevé bon yooyu tamit day seer ci pour tabaski bu bari moom ñu jël nañ waaw yi ni des yi ne ay. dañ leen a jëndaat si. budul tabaski yëpp si xar la ñuy yëngu léegi ñi nga xam ne dëkkuñu fi buñ ñi yooyu ngir jënd xar. soit ma jaay ko wala ma tabaski ko wutaat bu ko remplace bon ma yaakaar ni nag tey xëy prix yi gën a abordable. éleveur ak jaaykat yi nekk ci rond point Liberté 5 ñi ngi am yaakaar ni àpp biñ leen jox ngir ñu toog ko foofee dinañ leen ko yokkal ndax ñu mën a jaay li des ci seeni ay xar.
Abdoulaye Diop ba tey ci wàllu wala ñu des ak tamit tey jii gis nañu yëngu-yëngu yu bëri dafa nag sooxe ci wàllu koom gi ndaxte nag bëri ubbeekuwul ci bërëbu liggéeykaay yi dañ ci ànd kii di Aïssatou Gueye Ba. ay mbedd yu bëriwul nit boutique multiservice restaurant ak it magasin yu daal di tëj seeni buntu ndax li ñu jógee ci tabaski loolee la ñu daal di nemmeeku ci mbedd yi. y a personne à Dakar. Y a personne dans les rues, c'est désert. lundi nga yaakaar na affaire bi dina dox. waaw man loolu laa yaakaar. man bi may xëy tey sax aw ma ko woon mais maa ngi soog a daw. mais heure bi may ñëw 5 heures aw ma woon. Sénégal c'est un pays boo xam ni presque 65% wala 75% yëpp informel la ñuy def te donc leur famille ñi ngi nekk ci région yi. donc su feet amee wala dara dañuy dem retrouver seen papa seen yaay wala seen famille pour fête. yooyu la mbir nag daal di taxawal lii di koom-koom gi benn semaine jàpp ñaari semaine liggéeykat bi ay mbiram doxul. su ñu nee un problème de réseau te ñun ci réseau la ñuy liggéey internet bi ci la ñuy liggéey donc loolu tamit aussi yàqal na nit parce que lu mat ay semaine ak lu topp yaa ngi toog di xaar ñu ne ay travaux mu am vraiment. doy na waar aussi parce que ku yore famille lii ngay dundee mooy sa àdduna demoo taxawaalu demoo def dara da ngay liggéey. loolee jëmeewul réew kanam ci jamono bi nga xamante ne nag dañoo war a suqali suñu koom-koom. non il faut ñu liggéey parce que des na société su gën a développé au moins war na am yeneen façon yu muy liggéey. seul le travail paye kuy copier ci Europe li tax ñu développé mooy loolu mais sénégalais développement jafe na ci ñoom ndax mbas mi di wéy di law fii ci réewu Sénégal. Sénégal fu mu ne demoon dafa nekk benn genre depuis 2 ans taxaw ak mbas bi. tu vois donc bu gënee dajoo li gën métti Sénégal yi bàyyiwuñu xel ci loolu. li ñu amoon yëpp yu bëgg nga tabaski wax bu tax bu jeexee bu ñëwee encore ça va être tout difficile parce que les gens n'ont pas d'argent franchement pour dire. xibaaru bitim réew. dañ koy door rek ca France ak tamit fi mu toll ñu ngi nag di xeetali wàllu ay ñoo xam ne nag ay migrants lañ yu toll ci rek ci ñeent fukki nit ak juróom yoo xam ne nag seen gaal dafa sox ca booru Turquie ak lu ni mel ci wàllu Jeux olympiques yi tey jii nag def nañ cérémonie d'ouverture ba pare sax lañ ko amal nag loolu ci 206 délégations nag ñoom ñoo ci teewoon waaye nag kenn bokk ci li nga xam ne rek amul public bu ci teewoon ci wàllu défilé bi ndaxte wàllu mbas mi moo tax Sénégal yi nag suba sax la ñuy dugg ci li jëm ci wàllu jongante yi muy Binta Jong ci wàllu tennis de table ak tamit ki nga xam ne rek moom moo nekk nag Binta Jong ci wàllu bi jëm ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci di escrime ak Ibrahima Diaw ci tennis de table lu yëpp nag gaynde ñu ngi koy waajal baax a baax noppi nañu kàddu yi ko rotal moo nekk Léopold Germain Senghor directeur de la haute compétition bokk tam ci délégation Sénégal bi rek ko mën ci leeral. Participants yi ñu ngi agsi en ordre dispersé parce que ñenn ñi Dakar la ñu entraîné ñeneen ñi à l'extérieur donc avec contexte bu Covid bi. Donc on a dans le cadre de notre organisation dañu souhaité woon en tout cas képp ku fu mu nekk mu jógee fa ñëw fii directement loolu la ñuy def pour en tout cas ñu am le maximum d'athlètes présents donc pour le moment ñun doon xaar ñëpp ñëw nañu il n'y a que Adama Diatta moom mi nga xam ne semaine bii di ñëw lay compétir moom rek mooy agsi file gannaaw ëllëg lu ma mun wax ci partie préparation bi athlète bu fi nekk yaa ngi ñëw ak sa entraîneur muy étranger wala locaux donc ñoom ñëpp ñu ngi fi di entraîner parce que chaque suba suñu yeewoo am nañu seen plan de préparation ñu ngi koy suivre comme ni ko comité d'organisation locale bi tegtale parce que contexte Covid bi xaw na changer beaucoup de choses mobilité bi dafa xaw a réduite mais en tout cas programme préparation ñu ngi koy respecté ci fànn yëpp en tout cas délégation bi elle est prête parce que ñu ngi nii di participer ci cérémonie d'ouverture bi donc de ce côté-là amul benn problème donc en tout cas le moral est au beau fixe il y a pas de problème en tout cas lépp lu ñu doon xaar dans le cadre de la préparation avant compétition en tout cas mët na donc ñu ngi ciy remercier waa ministère des sports le comité national olympique mais naturellement le chef de l'État moom mi nga xam ne ñun fii dañ ko fi doon xaar pour en tout cas délégation sénégalaise wane boppam mais en tout cas daal ñun nous pensons que suñu athlètes yi dinañu comporter wu bu baax même si les compétitions seront très relevées donc merci. mu nekkoon Léopold Germain Senghor ñu wax ci lu jëm ci wàllu
ak tamit assemblée générale élective fédération Sénégal de football démb nag amoon na rajo boo xam ne amoon na cee den rok ñetti candidats yi nag waxtaan bu jubóo ci kàddu ñoom nangu na Augustin jiite leen Malick Touré nee na noonu nañ ko may ba fanweeri fan mën a joxe xalaatam ci li jotoon ruusee ci consensus bi Talla Fall mooy directeur communication nee na kan dafa def li ni mel ngir rek fexe waxtaan ak basam Talla Fall jokkoon ak moom ñu déglu. waaw xam nga dafa am loo xam ne nit boo ko séqee ay nit nga nawloo leen yaakaar naa ne buñ la nee waxal waaw wala déedéet defe naa am nga sañ-sañu aussi tamit ne comme dafa am ñoo xam ne dañ ma yanoon sas ma dem di wax ak ñoom di wër Sénégal def une première partie ba am fu loo xam ne dellu si naa sur Dakar ba loolu boo ko defee ba pare lu mel noonu ba war a continuer une deuxième partie de l'étape ba yegg si boo war a def tey Ourossogui war nga mën a xalaat ne am na ay nit yu toppoon si ginnaaw ay nit ñoo xam ne ñoo la poussé ne la da nga war a nekk candidat boobu bu fekkee ne ñooñu da nga leen nawloo ñu sas la am na loo xam ne aussi tamit balaa nga koy def war nga mën a wax ak ñoom parce que cër la boo xam ne da nga ko war a jox ñooñu séq ngeen ko moo tax ñu sonnoon ci yow wax ak yow ànd ak yow ba jamono ji donc benn décision boo mënti jël ci àdduna yaakaar naa ne war nga mën a wax ak ñooñu wax ak say waa kër wax ak sa ay ñi nga doon àndal ñëpp balaa nga naan waaw wala déet parce que affaire bi du question de vie ou de mort donc loolu tamit il faut mu leer ci bopp nit ñi naan rek damay topp ci ginnaaw benn nit comme ça parce que laaj nañ ma non dinaa wax ak ñi ma xam ne séq naa ko ak ñoom waxtaan ak ñoom wan leen ne man nawloo naa leen jox naa leen seen cër waaye nag du rek parce que dañu bëgg ñu def dara que ñëpp dañ ci war a topp donc loolu mooy li nga xam ne si ñëw ñu démb li ci des nag dinañu toog waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ba nga xam ne le 29 bu ci yàlla àndee bu ñu ñibbisee le 30 dinañu wax li nga xam ne moom lañ jël comme décision finale. ñu ñëw fàttali ne AG wu ñu am na incha allah rabi juróom-ñaari fan ci weeru août bi ñu dëgmal ci lay doon ñaar fukki simili moo toftalu ci benn waxtu ñu ànd ak Amadou Moustapha Dieng ci wàllu journal de la culture. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy doore ak lalu waxtaan bi nga xam ne comme nat amaloon na ko di commission nationale UNESCO bu Sénégal ngir waxtaanee convention 1970 bi nga xam ne mooy yoonal lépp lu jëm ci wàllu trafic illicite de biens culturels naka la ñu def ba suñu réew mën a renforcer capacité am waaye it ñu nekk ci wàllum culture rawatina ñu yëngu ci wàllu frontières yi gën a xam lan mooy objet culturel ak nan lañ koy aaree nañ ci déglu docteur Massamba Gueye. dañ lan ñu fexe ba Sénégal lii nu seetlu fan yi ku dem sàcc dara Cameroun maa nga sàccee ko feneen da nga fexe ba rawale ko ci fooru Sénégal nan la ñuy fexe ba ni ñuy teyee drogue bi ni ñuy xeexee drogue bi ni ñuy xeexee armes yi circulé ñu xeex ba Sénégal du doon réew mi nga xam ne ku bëgg a rawale fi ngay ñëw ku bëgg a jàllale fi ngay ñëw donc jàllale nag aaday jaambur cosaani jaambur fekk réew moo xam ne yor nañ seen xaralay bopp dem Casamance dugg ci bois sacré bi sàcc la nga xam ne moom la ñuy yaree gone yi nga yóbbu ko dem di ko jaay ay tubaab loolu ku ko def dañ laa war a jàpp ne reykatu nit ndax foofa ñu nga xam ne moom la ñuy lëlalee xale yi la fa nekk ci ay jumtuwaay du ay fowukaay yow nga jël ko jox ko ay tubaab ñoom ñu def ko ay fowukaay def ko ci seeni musée def ko ci ay verre ku ñëw paas seetaan ñu jël xaalis ba def seen poche yu mel noonu la ñuy xeex loolu moom moo waral ndaje mi ba mu siiw ba nit ñi gën koo xam acteurs culturels yi juges yi douaniers yi nekk aéroport ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk yi chef de village yi waa dëkk bi kenn ku nekk gën cee gindi ko ba gën a xam ne loolu am na ndax loo xamul mënoo ci taxaw tey jii ba bu nu gisatee kuy génn aéroport mbaa kuy génn seenu dëkk dem fekk lu seen néeg boo xam ne dañ ne néeg bii fii la Maba Jaxu Ba doon fanaan nit dem dugg fa waa kër gi duñ jël pot bi may ko nekkoon nga fàttali kooku danañ ko fa bàyyi ba bu ëllëgee nit xam ko bu nit jógee fii dem Jurbel ñu ne la néeg bi kat la sëñ Touba mujjoon nga dem ñu ne la Saint-Louis ñu ne la maam Alaaji Maalik kat alliwa bii la fi mujjee bind nga xam ne dañ ko faa war a bàyyi ku ñëw di ci barkeelu barab yooyu nag ak jumtuwaay yooyu moom la ñu war a taxaw ba loi bi fi ne di loi bu àdduna bokkal bi Sénégal bokk képp koo xam ne jël nga loo xam ne nit ñi dañ ko war a jël di ko fàttali ko seen bopp di ci gën a niteele seen bopp ku ko yóbbu ñu jóg nag ñu dal ci sa kaw waaye nit ñi xamuñu ko siiwal ko nag gën a tax nit ñi xam ko moom moo waral ndaje mi tey. niki noonu bokk na ci waxtaan yi ki nga xam ne moo di professeur Malick Ndiaye jiite musée IFAN bu université Cheikh Anta Diop. atelier bi nga xam ne moo ñu dajale tey muy atelier genre renforcement de capacité pour
ñu mën a jàngat gën a gëstu convention 1970 bi nga xam ne nii mooy prévenir trafic illicite des biens culturels. Atelier boobu commission nationale pour l'UNESCO moo ko organisé ak coopération direction du patrimoine culturel ak musée des civilisations noires bi nga xam ne experts yu bari bokk nañ ci musée Théodore Monod taxaw ci ak yeneen musée ak yeneen institution dafa nekk atelier bu am solo parce que dañuy yàgg xeex sàcc aada ak cosaan yi nga xam ne moom moo nekk ci musée yi objet yi nga xam ne ni rek fa génn pendant la période coloniale ba pare di continuer génne parce que trafic du jeex sàcc yi moom duñu sonn donc dañ ko yàgg xeex mais dañuy constater quand même que ni malgré le fait que yàgg nañ ko xeex am na ay jafe-jafe da nga am ay manquement faiblesse yoo xam ne ni il faut que ñu gëstu ko xam lan moo ko waral ba pare daat koy résoudre. Alors li ñu gis mooy du fekkee benn diagnostic dañ ko cee war a def manque de coordination bi nga xam ne dina am loolu tamit day faciliter pillage bi donc atelier yu mel nii nga xam ne day réunir professionnels yi de force de défense et sécurité réunir ñi nga xam ne ñooy administrer culture bi réunir professionnels yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci musée yi ñoo ñëpp lu ñu àndee def benn diagnostic am benn synergie ak benn vision commune dina tax suñu xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex pour sàmm suñu maam yi li ñu fi bàyyi ba pare pour sàmm li nga xam ne moom la ñuy produire heure bi actuellement dina gën a mën a dëgër donc loolu moo tax ati jóge ci loolu wax ci musique daal leen présenté clip bi ñu dippee Sama Néné nga xam ne les frères Thioune ñoo ko def ñi nga xam ne nag fu mu nekk nii ñu ngi yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu musique waaye dañ ciy boole li nga xam ne mooy inspiration hispanique bi dañu déglu Xaali Thioune mu wax ñu nu ñu def ba réaliser clip bi lee ak seen mébét jëm ci wàllu fii ci Sénégal. si pour woy bi ñu def entre nga xam ne Sénégal ak Espagne quoi. ba fii ñun par exemple li ñuy liggéey daanaka ñun par exemple ñu ngi liggéey pour promouvoir interculturalité ak ñu gis que ne woy bi entre Sénégal ak Espagne am na lu bëri lu ñu niroole daal pour wane ne àdduna bi ñëpp ñoo yem que nit ñi ñëpp benn sensation lañ am bien que ñii mën nañu riche ñii mën nañu pauvre ñii mën nañu ñuul mën nañu xees mais ñëpp ñoo bokk même sentiment ku nekk da nga bëgg da ngay sentir ku nekk bëgg nga vivre dignement ku nekk bëgg nga am liggéey bëgg nga yóbbu say doom école donc am nga même sensation yërmande bi ku nekk bi nga am moom ci sa doom moom la ñëpp am donc nit ñi nag ñoo xaw a différent parce que ñii mii nii lañ mel ñii nee lañ mel la parce que léegi dafa bëri ay classe sociale mais li dañ ko woy ngir bëgg a wane ne amut classe sociale li wane ne àdduna bi ñun ñëpp benn lan loolu moo tax série bi tudd Yéen ak Ñi bëgg parce que ñu ngi préparer de très grands projets au Sénégal dali nag dañu nekk ndànk-ndànk di liggéey ci projet bi daal parce que lu mag la mais incha allahu rabbi parce que le 24 bi lañu koy inauguré fii ci benn théâtre bu mag en Espagne ci théâtre yi gën a mag fi mu ne nii sax entrée yi fees na fi mu ne nii yëpp fees na léegi nag bu ñu ci paree incha allahu rabbi xam naa ci mois de septembre bi daal bëgg nañu commencé ñëw Sénégal aussi tamit bëgg def benn tournée au Sénégal. Sama néné maam Seya Njaay baru jooy. fii léegi ngeen ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. El Hadj Malick Ndiaye. ñeent fukki simili ak ñett moo toftalu ci benn waxtu la ngeen ci wàllu xibaar yaa ngi jox Assane Thioune ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadj Malick Ndiaye yeneen i xibaar yeneen i jamono jàngeen jëf.